molécules sont prises en charge donc dafa yokk ñun suñu capacité traiter malade ndax bu njëkk bi cheroon na trop du ñëpp ko mënoon jël. lu aju ci ràññee jàngoro ji tamit borom xam-xam yi dañu ci taxaw bu baax a baax lépp rek ngir aji tawat yi nag am yaakaar génn ci feebar bi. boole diagnostic bi par rapport ak cancer du poumon nun dañu def li ñuy wax fibroscopie bronchique souvent nit ñi bu ñu déggee fibroscopie rek ñëpp dañu def ne fibroscopie digestive rek a am mais poumon yi tamit dañuy def fibroscopie boobu def ñuy aider bu baax pour mën a dem def prélèvement yi ndax ñu mën leen yóbbu pour ñu analyser leen te fibroscopie boobu ñu ngi koy def donc ça yooyu tamit aider na à diagnostiquer un peu plus tôt suñu yenn patients yi pour leur donner plus de chance ñu mën a réagir ci traitement bi gannaaw fibroscopie bronchique boobu dañuy def li ñuy wax échographie du thorax bu moo dënn bi dañ koy échographie bu ñu amee ñi nga xam ne dañu am lésion yoo xam ne dafa jege paroi bi bu jegee paroi bi boo defee échographie yenn saay mooy gën a yomb dem defi fibroscopie bi. loolee lépp dëgg la waaye li gën mooy jéem a fegu. li koy prévenir li ci ëpp mooy tux bi parce que loolu c'est avéré et ça a été prouvé partout que tabac mooy premier précurseur cancer moom mooy li koy njëkk a andi doo yeneen facteur am na ci maanaam pollution atmosphérique pollution professionnelle yooyu yëpp mën na ci jouer rôle moo tax dañu liggéey bu baax ak li ñuy wax centre de gestion de la qualité de l'air par rapport ak loolu moom moo ñuy aider un peu dans le cadre de la prévention et suñu amee des pics de pollution ñu mën a xam naka lañ koy gérer ko mooy fexe tamit ba pneumologue yi nag jotee fépp ci réew mi seenuk lim néew na jumtukaay it desee mate. ma ngoog rek ni ñu ko gisee wàllu ko wér-gi-yaram alxames bu ne dañu koy waxtaane waaye wàllu alam gi tamit dañu koy waxtaane monsieur environnement et là Dissa Préra maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Fatou Kiné maa ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi nuyu également sama nattangoo yi ma fekk si plateau bi. ma ngoog xam naa dinañ dugg ci alam gi wala boog sax kiiw gi am na ñu naan kiiw gi ñi naan alam gi ci kanam tuuti rek dinañ ci xuus wàllu ko wér-gi-yaram nag la ñuy waxtaane bu baax a baax tey jii Modou Fall. naa wàllu wér-gu-yaram la ñuy waxtaanee nga defal ñu jàngat bu am solo boo xamante ni jëm na cancer ci wàllu poumon yi wala di ko woowee xëtër ñu war a nemmeeku rek ci mbir mi mu di laaj bu njëkk bi jëm ci diagnostic bi ndax nee nañu faw ñu teel koo saytu ngir mën a muccal kilo. ma ngoog faaw ñu teel koo saytu ni nga ko waxee noonu la mu nekk loo xamante ne xam nga ni bu ñu nee cancer maanaam feebar bu mën a doon sax feebar boo jël bu nekk rek ñoom borom xam-xam yi dañuy wax chaque jour que ni nit ki nay dem saa su ne di yër boppam di seetlu boppam bu fekkente ne am na loo xamante ne mi ngi koy gis ci moom te tàmm koo gis ci moom li gën mooy mu dem seeti boppam rawatina ak jàngoroy cancer yi ndax dafa nekk jàngoro yoo xamante ni ñoom di nga dégg ñu di ko wax saa su ne ñaare ñi nga xamante ne nii dañuy am jàngoroy cancer balaa ñuy dem kër docteur day fekk jamono joo xamante ne ni bu ñu fay yegg maanaam ñi ngi ci stade bu avancé te xam nga loolu du yombal paj mi ndax prise en charge cancer balaa muy yomb ci spécialiste yi mooy ñi amee jàngoro ji bu ñu ñëwee mu nekk loo xamante ni maanaam ndorteel lay doon donc bu nekkee loo xamante ni ma ngay doog a door xëy na foofu am nañu chance pour ki nga xamante ne ni moom mooy aji tawat bi ñu may ko chance mu wér donc loolu ay jafe-jafe la li ñuy wax naan rek diagnostic dafa war a précoce te yaakaar naa ñun ñëpp maanaam noonu la ñu mel ñun ñoo bindoo noonu ñun dañoo ragal hôpital ñun ñaare balaa ñuy dem hôpital dañuy feebar te feebar ba sonn nag moo ñu yóbbu hôpital ndax am na ci ñoo xamante ni ma leer mooy pikiir moom kenn du leen ko jëm xam naa sa kalaas gi du ñu pikiiru Chérif Diat waxam na ko martaaloon wóoruma xaw ma dana pikiiram de ndax ñeme na ko waaye xam naa ni moom pikiir moom ñu bari ñemewuñu ko ba tax na daal di yër sa bopp saa su ne nekk na loo xamante ni lu am solo la mais nag nit ñi parfois dañuy ragal hôpital parce que yenn disons OFI bi ñuy jëlee maanaam mbiru hôpital moo leen di yóbbee loolu parce que boo seetee li xew ci affaire ñeenti bébé yi gaañ du sawarloo kenn da ngay dem ñu piqûre la parfois du ñu vérifier sa taux
taux de diabète. Dëgg la. mais dañ lay rey dañ lay rey donc parce que quelque part aussi du fa bëri ay affaires yoo xam ni bon nit ñi bala ñoo dem hôpital ñu feebar parce que voilà dañuy dox ba gis ni am na lu ñu sentir seen yaram peut-être mënatuñu ñuy soog a dem hôpital mais jékki-jékki rek dem hôpital pour dem hôpital bon fii baaxee wuñ ko loolu nag gënul mais bon voilà les gens dañuy maanaam di sant yàlla ba. jékki-jékki. affaire bi feebar tëral leen donc signe d'alerte yi ñuy wax xëy na xam nga am na ay signe d'alerte yoo xamante ni tey ji bu fekkente ne toog nga jékki-jékki di am ay méttit yoo xamante ni tàmmoo di ko am. bu fekkee dal na la benn fan ñaari fan ñetti fan. mu continuer di dem ba weer nga commencé di gën a sentir méttit bi pour man ci sama gis-gis li gën mooy nga teel a dem xool ba xam lan la parce que méttit bu normal du wéy. méttit boo xamante ne c'est passager dafay nekk loo xamante ne rek da nga koy yëg tuuti xëy na ñaari fan ñetti nga jël calmant mu tane waaye méttit buy wéy man li gën mooy nga dem xool ba xam lan la dëgg la yenn erreur yi dañ koy gis erreur médicale moom ñàkkul ni nga ko waxee nii effectivement lu am la ndax mësoon nañ dund incident boobu fii maanaam koo xamante ne am na diabète ñu jël ko piqûre ko te bàyyiwuñu ci xel yooyu yëpp dafa nekk ay erreurs yoo xamante ni ça arrive ay erreurs médicales la yu ñu war a mën a sax moytu mais nag wér-gu-yaram dafa nekk loo xamante ni dafa xaw a doy waar te xam nga Sénégal moom prise en charge dafa cher dafa metti moo tax ñu ne prévention sax booy xool dëgg-dëgg moo gën ci lañ war a gën a insister que prise en charge bi moo tax ñu ne ñu Sénégal li ñu manqué bokk na ci am politique de prévention bu dëgër dañ ko war a def parce que gis nga yenn feebar yi pour man ci sama gis-gis war nañ ko di inclure ci programme xale yi bu ñu nekkee déjà ci primaire bi war nañ leen xamal yenn jàngoro yi nuñ ci war a moytoo ak yooyu. cancer bi am na ci non ak ñàkk yi ni doon def xale yi. mangoog xam nga jigéen ñi. surtout jigéen ñi xam nga loolu mooy xool mais ñàkk yooyu ñu bëri am na parents yu bëri yoo nanguwuñu ko sax parce que xëy na aussi man dama ne ne xëy na aussi nanguwuñu ko parce que xëy na est-ce que communication bi mu war a am dëgg-dëgg am na ko parce que aussi boo fekkente ne da nga nekk face à une population très réticente da ngay xam ban politique de communication stratégie de communication ngay teg pour mën a askan bi mën la déglu Sénégal fii askan bi gaaw ñoo dégg gis nga wàllu ñàkk yi li ci gis lu jëm ci mbas mi ñu bari nangu ñoo ñàkk ba fii ñuy wax ak yéen donc man ci sama gis-gis war nañu xoolaat nu ñuy comporté woo yenn politique de prévention bi ma wax nii nañu fexe di inclure yenn ci programme bi dès le bas âge ci xale bi comme ça ñu di ko tàggat ci moom ba nga xamante ni di ko mooñaale ci moom nga xamante ni bu màggee xëy na dina mën a moytandiku yu bare bari. ci canceru poumon bi sax la gën a am solo. ndax canceru poumon bi maanaam wàllu tux. wàllu tux bi boo seetlee léegi xale yi tux cigarette la ñuy fooyee. cigarette la ñuy fooyee. te bon ni ñuy tuxee cigarette parfois noonu la ñuy tuxee yamba ci koñ yi. parce que voilà manque d'activité bi. yooyu yëpp da leen di xiirtal te que ñuy def yooyu. mi ngi noonu voilà léeg-léeg également ci supérette yeeg ci supermarché yi. grande surface yi dañ fay jaay léegi alcool. léegi alcool bi également xale yi dañuy naan ba doo comprendre. moom daal kenn du comprendre. te yooyu yëpp c'est ay lor la xam naa sont partagées daal. waaw te loolu lépp ay lor la. donc voilà je pense yooyu yëpp war nañ ci mën a. bàyyi prévalence bi fu mu toll fii ci Sénégal cancer poumon bi. parce que ñoom boo xoolee ñoom par exemple service pneumologie bi ñoom boo xoolee ci wàllu cancer poumon bi lu soxal wàllu traitement bi 2010 lañ ko commencé mais boo xoolee nee nañ lu bon. bis bu nekk ñaari nit dinañ ñëw def ci chimiothérapie lu bon ñaari nit dinañ ñëw def ci chimiothérapie te xam nga prévalence bi man damay sawar di ko wax tout le temps parce que prévalence dëgg ñun xamuñu ko fii ci amuñu li ñuy nattee yenn feebar yi dañuy xayma rek ay statistiques amuñu tey boo jëlee wàllu cancer yi en général amuñu li ñuy tuddee registre des tumeurs. c'est ça qui manque au Sénégal il faut ñu am li ñu duppee registre des tumeurs mooy mën a tax ñuy natt feebar bi ñooy mën a tax ñuy natt tibu cancer yi tolluwaay bi su ko defee ñoom spécialistes yi prise en charge bi dafay gën a yomb ci ñoom mais ñun malheureusement amuñu ay jumtukaay yu mën a tax ñu xam dëgg-dëgg jàngoro ji lu soxal wàllu cancer fu mu toll waaye jàppal ni ci service pneumologie bu femme par exemple nga xam ne lu soxal wàllu chimiothérapie bi traitement bi nee nañ lu bon ñaar ba ñetti nit chaque jour dinañ leen defal traitement chimiothérapie. prise en charge bi nee nañu c'est multidisciplinaire maanaam ay pàcc yu bëri ñoo ciy laale. est-ce que mën nga ñu expliquer un peu.
loolu bu ñu ko déggee mooy prise en charge bi yombul il faut que ay médecins yu bari dañuy intervenir ci prise en charge bi boo xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñooy radiologue yi seen loxo mi ngi ci biir ñi nga xamante ne ñoom la ñu duppee les anatopathologistes yi ñoom aussi anatomopathologiste yi ñoom aussi seen loxo mi ngi ci ndax ñoom ñooy xam cancer bi ban type cancer la ban façon cancer la ndax cancer dafa bari façon donc mu nekk yoo xamante ne daal ñoom ñëpp dañuy intervenir ci prise en charge bi ndax ku ci nekk am nga pàcc buñ la séddalee ndax bu ñu nee wàllu scanner foofu radiologue bi il faut mu ñëw parce que radiologue bi aussi moom mooy mën a tax ñu xam ni cancer bi fan la féetee exactement fan la logé wu donc yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne ni daal dafa laaj wax dëgg neex yàlla lëkkaloo bu am solo ñoom da ngay gis sax bu ñuy def seen traitement yi ñoom médecin seen jëmi bopp dañuy am concertation boo xamante ne ci seen biir lay am waxtaan pour xool par exemple malade bi naka lañ ko war a jëlee en charge donc yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni daal mënta ñàkk ci wàllu traitement bi. cancer bi bari na soxna Fatou Kiné tey lan mooy défi li défi à relever tey. défi yi ñu war a relever Disa-Préra ci bu njëkk mooy nañu dolli limu pneumologue yi quand même pour 16 millions d'habitants une trentaine de pneumologues toutes les régions ne sont pas servies du diwaan yëpp Dakar. am nañu Ziguinchor am nañu Thiès am nañu Saint-Louis mais les autres régions amuñu pneumologue te booy xool loolu dafa nekk loo xamante ne dafa metti ndax xeetu feebar yi muy moo xam lépp loo xamante ne laal na pneumologie donc man ci sama gis-gis dañu war a fexe ba gën a dooleel li mu pneumologue yi parce que bu ñu xoolee Sénégal tey boo xoolee ci Afrique centrale bari na lu muy former ay pneumologue boo xoolee ci Afrique de l'Ouest bari na lu muy former ay pneumologue day former loo xamante ni ëpp na bari na ñu muy former yoo xam ne ci biir après bu ñu paree dañuy dem seeni réew servir te pourtant mënuñu am lim bu doy fii ci Sénégal donte ñu ngi def ay efforts yu baree bari wax naa ko sànq ci wàllu chimiothérapie bi bu ñuy xool tey lu soxal chimiothérapie bi gratuité bi am na ci lu baree bari waaye il faut ñu dooleel lim gi. jërëjëf Fatou Kiné Deme leeral yi am na solo ñu dem ci Disa. ma ngoog xam nga santé moom dafa daal di lëkkaloo ak environnement man dama koy wax mënuñu koo génnee parce que benn pàcc la ci biir environnement mi ngi noonu dañoo jaxasoo moo tax xam naa dañuy après jingle bi dañuy dellusiwaat rek ak Disa-Préra moom it mu faram-fàccee wàllu alam gi.